dafa am ñu nekk seen ginnaaw du ñoom rek dafa am ñu nekk seen ginnaaw parce que ndaw si biñ ko jàppee neen taxul ñu bàyyi ko am na lu tax ñu bàyyi ko li tax ñu bàyyi ko nañ ko gëstu dinañ ko xam. ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy reveniraat ci jeunes sénégalais yi nga xamante ni décidé nañ entreprendre participer ci liy doxal seen réew créer emploi mais ñu leen di sàkkal pexe ngir yàqal leen. comme niñ ko tàmm di waxee développement wu Sénégal mi ngi jaar ci dooleel suñuy ndaw yi nga xamante ni au moins ñi ngi essayer di créer dara yàgg nañ wax ni état mënul créer emploi politicien boo leen dégg mu naan dinaa créer nangami emploi jàppale ni dafay naxaate état li muy def mooy fekk ay doomi réewam yoo xamante ni dañu am nañu créer moo xam lu ndaw wala mu rëy wala am ay idée de projet yu rentable mu dooleel leen financer leen ba noppi protéger leen ba ñooñu mën a yaatal seen i bërëb liggéeyukaay recruter yeneen jeunes yoo xamante ni dañu toll ci wutum xëy dëkk yu développé yëpp noonu la ñu def dañuy protéger seen i entrepreneur particulièrement ndaw yi nga xamante ni dañu osé teg dara. kenn ci ñoom mi ngi tudd Serigne Mbacké Gueye juddoo ginnaaw raay ci banlieue bu Dakar tàmbalee taqale ba suñu borom may ko mu dem ba créer entreprise di employé doomi Sénégal comme li daloon Mouhamadou Moustapha Ndiaye ñu fexeel ko ba tey entreprise am bu ñu moywul ci fayit la jëm dafay daanu ndax arnaqué nañ ko ci lu ëpp 1 milliard de francs CFA daañu ñëw ci mbir yi nu mu demee ak naka la ko kóoluteem dugale ci li ko arrivé tey li tax genre vidéo yi intéressé ñu mooy ñu mel nii dañ leen war a aar ndax bu dul moom sax am na ay emploi yu bëree bëri yoo xam ne seen wërsëg ci loxoom la ko suñu borom jaaralee te ñu yor si seen njaboot kon bu daanoo jàpp leen ni famille yu bëree bëri dinañ daanu ñoom itam ànd ak moom. ñaareel bi mooy moom kaam leçon la pour ñi nga xamante ni dañu décider ubbi seen entreprise ci biir réew mi di soog a door ñooñu xam ñun Sénégal ci ban réew la ñu nekk ak naka la ñenn ñi pare pour damm say tànk boo newee ci yoon ngeen def très attention bu baax a baax. ci yenn doomi aadama ngeen di jëflanteel ndax dëkk bi dafa bari ay kayma yàgg nañ ko wax waxuñ ni bul wóolu kenn mais la confiance n'exclut pas le doute même booy collaborer ak ay doomi aadama teg ko ci ay base yu wóor a wóor ndax bés bu ñu lay wor doo ko sax foogee daf lay jëlee kaw loolu moo dal Serigne Mbacké Gueye te ñu war koo dimbali ñun bi ñuy def vidéo bii xol bu tooy lañ ko defee ndax dañ ko yërëm ñi ko gënoon jege ñoo ko wor te ku nekk ci yéen war cee jàng moo tax teelu leen bu baax vidéo bii ndax bu weesoo histoire bi ko arrivé leçon la pour ku nekk ci ñun. dañu ñëw d'abord ci parcours waa ji mooy kan ci lan lay yëngu ak fi mu tàmbalee Serigne Mbacké Gueye benn ndawu Sénégal bu dëkk Pikine ginnaaw raay juddoo fa yaroo fa màggee fa doon taqale comme bépp doomi banlieue mu daan xëy Colobane nekk dans le secteur informel di jaay ay pièces détachées mu daal di spécialisé wu ci ñi ñuy wooyee gros porteur camions yeeg yu nu mel. liggéey nag boo mënti gis suñu borom daf ciy def barke yàlla wërsëgal ko muy collaborer ak ay transporteurs yu bëree bëri di leen fournir lépp luñ soxla ci pièces mais ba tey mi ngi ci secteur informel bi di liggéeyee Colobane. maa ngi jàngee métier Colobane maa ngi def sama profession maa ngi def mécanique mais poids lourd ak engin. métier boobu commencé générer xaalis bu bëree bëri mu di gis boppam bu baax a baax am itam yeneen ndaw yoo xamante nii ñoo ngi liggéey ci moom ci lañ ko conseillé xelal ko. ne ko li gën mooy nga formaliser say activité maanaam créer entreprise di fay impôt comme ñëpp waaye aussi am possibilité gagner yenn marché yi parce que pour postuler ci yenn marché yi moo xam marché public wala privé faaw nga am entreprise bu formel. sama benn gestionnaire sax bu nekkoon ci benn banque fii moo ma wax ne ma yow sa entreprise bi du entreprise bu ndaw parce que 2 mois yi ma yore sa compte def nga fi chiffre d'affaires 100 et quelques millions pourquoi pas nga ubbi entreprise ma ne ko allez-y. mu ne ma dinaa la boole ak ay expert comptable boo demee ba ay notaire nga ubbi entreprise bi après ñu boole la ak ay comptable ñu gérer la comptabilité ma ne ko ok. ci noonu la créé entreprise bi ñu naan SMBG di diminution wu Serigne Mbacké Gueye mi ngi ko créé le 26 avril 2013 registre de commerce bi mi ngi nii ak NINEA bi muy benn SARL société à responsabilité limitée spécialisé wu ci lépp lu jëm ci njaayam pièces détachées waaye itam jënd ak jaayaat bépp jumtukaayu oto. entreprise bi di évoluer muy collaborer ak ay marques yu mag yu ci mel ni Volvo Renault Mercedes Scania di defar ko oto yi ñu gën a ràññee ci àdduna bi ci biir réew mi aussi muy collaborer ak ay sociétés yu mag a mag ñu ràññee ci CSE Bolloré ak ñeneen. entreprise bi di évoluer di recruter ay doomi réew mi ci ay domaines yu wuute moom itam Serigne Mbacké Gueye di tukki ci ay réew di wut ay partenaires boole ci di importer ay pièces détachées juste pour satisfaire ay clients am
période boobu benn entreprise prestataire moo ko doon gérer wàllum comptabilité am maanaam di ko gérer bépp xaalis biy dugg ak a génn ci société bii di SMBG. ñi ngi nekkoon fi West Foire ma dem ñu gérer ma sama comptabilité benn quelques années après ma ne leen léegi dama bëgg recruter benn comptable bu toog sur place ñu ne ma kon kii miin na sa entreprise te yàgg na fi liggéey jël ko ma jël ko mu ñëw di liggéey si ma embauché ko bon lépp lu nekk si wàllu finance ñu jox ko mu gérer ko même chèque yi su ma dee voyager kon man damay voyager lu bari su ma dee voyager dañ koy signer chèque yëpp chèque barré yi chèque non barré yi jox ko. léegi waa jooju nag mu recruter ngir mu gérer ko lépp lu jëm ci comptabilité entreprise bi wàllum koppar bi kooku moo ko jural jafe-jafe yi muy dund tey waa ji mi ngi tudd ND dañuy joxe seulement ay initialam parce que ba tey dossier baa ngi ci wàllum yoon atte guñ ko daañu ñëw ak fi mu mujjee ak waa ji mais ND boobu noonu moo ko jàmpaaka ginnaaw gannaaw ba mu ko wóoloo dénk ko lépp ndax dañoo dem ba benn jamono gis ni SMBG li muy perte ci xaalis dafa bari lool te kenn xamul lu ko waral. ñu gis ne ñun tout le temps dañuy nekk ci station de trésorier duñ am xaalis te loolu daawuñu dal ma dem seeti ay kilifa ne leen dama bëgg a def audit sama entreprise bi ma leen waxee loolu ñu boole ma ak ay experts comptables yu ñu certifié ma jël leen fay leen ñu ñëw ñun ñëpp ñu toog ma ne ko ñii dañ fi ñëw pour certifier compte yi. bi ma ñëwee ñu wax loolu auditeurs yi commencé laaj ko 3 bilans dernières années yi ñu jox leen ko mu liggéey si ba pare laaj ko livre comptable xelam jaxasoo peut-être kon ne dañuy auditer te bu auditer daanu mu bañ ko joxe mais finalement mu dem ba joxe yëpp auditeurs yi pare génne trou 1,320 et quelques millions yoo xamante ni waa ji mënu ci justifier dara. ñoo ko déggandoo waa ji dépensé na 1,320 millions yoo xamante ni mënul wax fan la jaar ci la nag Serigne Mbacké Gueye déposé plainte le 6 juillet bi ñu weesu section de recherche bu Colobane ñuy toppee ND détournement faux et usage de faux en écriture de commerce fraude ak li ñuy woowee escroquerie blanchiment de capitaux abus de confiance et complicité. lu tax ñu ne complicité daañ ci ñëw parce que ND boobu noonu da doon kompaloo ak jabaru Serigne Mbacké Gueye moo tax moom Serigne Mbacké Gueye mënul woon rëcc. parce que ñi ko jege woon trop ñoo ko doon fexeel dañ ci revenir mais li gën a grave ci mbir yi mooy ND boobu noonu dafa dem créer ñetti entreprise yu bokkul moment bi muy liggéey ak Serigne Mbacké Gueye ngir di ko concurrencer ci suuf est-ce que yéen ngi mesurer gravité li waa ji def non seulement dafa sàcc xaalisu SMBG ba noppi créer ci yeneen entreprise ngir daane leen te ba léegi moo ngi fay liggéey ñu koy fay benn entreprise bi dañ koy citer mi ngi tudd Africa Gapaza ñaareel bi di SCT Sénégal Trading Company mi ngi ko créé le 27 juillet 2018 ñetteel bi di BND Consulting avant ñu def vidéo bi dañoo dem def suñuy gëstu ba am ci lu ñu wóoru te effectivement 3 entreprises yi yëpp ci turu ND la nekk mais li gën a yéeme ci mbir yi mooy ND ci boppam dafa def leneen li gën a graaw xam nga bi muy créé ñetti entreprises yi mi ngi liggéey ba tey biir SMBG mais ndekete dafay bàyyi ba waa SMBG di postuler ci benn marché. par exemple benn entreprise soxla ay pièces détachées pour ay otom di wër ay fournisseurs yu ko jaay ay pièces léegi bu SMBG postuler pour gagner marché boobu noonu proposer ay prix par exemple les pièces détachées bii 100 francs laa koy jaayee ND moom dafay postuler ak entreprise bi mu créé fële tuddee ko Africa Gapaza ne leen man pièces détachées bi ngeen soxla fukki dërëm laa leen koy jaayee wala fukk ak juróom. ci laa xam ne waa ji créé na entreprise boo xam ne même ñun li ñuy def teg lay def te moom mi ngi nekk ci ñun. di fayeeku salaire ba pare bokk ci responsable yi mun naa ne sax à part man moom mooy responsable bi gën a mag ci entreprise bi parce que moom mooy yore xaalis bi su ma fi nekkul benn bu ñuy envoyé ay demande de fourniture pour ay marché moom day am copie ñun bu ñu defaree offre yi ba pare pour envoyer ko moom day am copie léegi lépp lu ñuy jaayee 100 000 moom daf koy jaayee 90 000 wala 80 000 lépp lu ñuy jaayee 50 000 mu jaayee ko 40 000 wala 38 000. lii la ND def mais lan moo tax ñu gën a jekku Serigne Mbacké Gueye ndekete ND ci boppam da doon déggoo ak soxnaam xamuñ nag fan lañ xamante duñ ci sori mais jàpp leen ni bi ND di def ay njuuj njaaj ci biir entreprise bi mi ngi déggoo ak jabaru Serigne Mbacké Gueye ba moment bi ñuy auditer entreprise bi di xool koom bi fu mu toll ak fan la xaalis bi ñuy perte jógee ND mi ngi déggoo ak jabaram moom Serigne Mbacké Gueye ngir tëgg seeni pexe. avant ñuy porter plainte tamit ñu xam ne moom ak sunu soxna bu mag
ñu xam ne moom ak suñu soxna bu mag dañuy déggoo dañuy waxtaan dem ba xam ne moom jëndal na soxna si téléphone portable boo xam ne man xaw ma ko jëndal na ko puce expresso boo xam ne man xaw ma ko ñoom ñaar ñu siy déggante ba pare tout le temps ndaw si di ko laaj ndax waa ji amul benn changement ci yow ba pare ci biir audit bi ñoom tout le temps dañ doon waxtaan ndaw si di ko laaj ndax yaa ngi enregistré yaa ngi lii. mais Serigne Mbacké Gueye li ko sauvé mooy yàkkamtiwul woon mbir yi ba mu amee ay soupçons dafa dajale preuve yi mu yoroon yëpp moo xam audit bi ñu def ci biir entreprise bi muy 1 milliard ak lu teg ak conversation yi nga xamante ni NDE mi ngi doon amal ak jabaram loolu lépp la jël jébbal ko section de recherche tax ñu jàpp NDE ak jabaram bi doon complot ak moom. section de recherche ci plainte bi yàgg na fa bi ñu paree ci seeni enquête dañoo ñëw bureau fii jàpp ci comptable bi yóbbu fii lañ ko fekk mënate ko yóbbu ko 2 jours après xaw ma 1 journée après ñu ñëw jàpp ci madame kër ga lañ ko fekk jàpp ci ko yóbbu ko. mais lu doy waar ci dossier bi mooy waa ji ñu jàpp muy NDE ci chef d'inculpation yi maanaam tuuma yi ñu teg ci ndoddam dañ ci boole li ñu naan complicité maanaam luubalu xaalis bi defu ko moom kese dafa am ku ci àndal te loolu ñëpp xam nañ ko mooy jabaru Serigne Mbacké Gueye mais ndaw si finalement dañ koo bàyyi te takk der yi xam nañ ni moom moo complot ak NDE conversation yi yëpp yor nañ ko. ah biñ defee quelques jours commandant bi woo ma toog ndaw si toog mu woo capitaine Touré toog mu ne ma sa jabar sa alal takkewu ci laalewu ci te boo amee règlement de compte booy régler ak moom ngeen defee ko kër ga. par exemple mel ni kon moom commandant bi moom dafa am règlement de compte ak man te man bi may ñëw foofu di porter plainte ay preuve yu leer laa indi man bi ma ñëwee ñoom dañ ne ma yow dangaa togg ba pare yow danga ñoo jox rek ne ñu lekk leen parce que lépp indil nga ñu ko loolu lañ ma wax def enquête bi ba indi ko kon xaw ma nag li xew laa bëgg a xam lan la. donc ku dégg ni muy waxee nga xam ni dafa jaaxle gis na ni dossier bi buñ ko siiwalul ni ñu libéré jabaram bi nga xamante ni complice la ci mbir mi noonu la ñu nar a libéré ND bi nga xamante ni donte mi ngi ba tey kaso mais yoon àttegu ko ba tey kon bu ñu sàgganee dinañ ko bàyyi ndax ku ne xam na Sénégal suñu yoon ni muy doxee boo amee bras long am ñu bootu sa ginnaaw am ay ponkal yu la wër doo yàgg kaso gis nañ fi kaawu ñoom Dame Amar 6 mois la leen tëj alors que lu bari lañ tegoon seen ndodd benn jëfandikoo sinébar ñaar violé loi couvre-feu ñetteel bi di ñàkk a taxaw ku nekk ci diggante dund ak dee mais gis ngeen juróom benn weer la leen tëj bàyyi lañ ñu dem ndax lan fa ñu bokk dañoo am doole. kon ni ñu defee seen i pexe ba ñu libéré leen bu ñu moywul kaw Serigne Mbacké Gueye bii nii la nar a mujjee ndax amul ponkal yu nekk ci ginnaawam jabaram ak ku naan ND lañ jàppandoo bàyyi na jabaram waa ji moo ci topp bu ñu moywul moo tax dossier bii ñu def ko suñu yëfi bopp. ndax bu fekkee ni Sénégal ndaw bu nekk ci yoon ñu sàkkal la pexe kañ la suñu réew di développé wu bu ngeen suivre parcours waa ji yëpp état mosu koo dimbali dafa taaba di ñafe ba créer entreprise ngir participer ci liy jëmale réewam kanam créer ay emploi kon ngalawaay nañ ko protéger aar ko ndax lii bu daloon homme d'affaires yi ñu xam ci biir réew mi ñu mag ñi Sénégal yëpp daañ ci jot parce que ku ci nekk investir nga ci ay média moo xam télé rajo wala journal kii nag moom benn média neewul ci ginnaawam amul doole kon mbir yi na siiw na tasaaru fépp ba ñëpp xam ne ñoo ngi soofantal problème mu kenn ci doomi réew mi muy ku ñu war a jàppale. il faut ma waxtaan ak presse bi pour àdduna bi xam li xew. parce que tey man yàlla dogal na entreprise yu mag yi nekk Sénégal yëpp damay liggéey ak ñoom te depuis 1 an mi ngi nii maa ngi toog fii liggéeyuma depuis décembre 2019 avant may jóge Paris laa yëg affaire bi ma ñëwee ba léegi maa ngi si di ko dox kenn jàppale wu ma si. maa ko dox suñu borom dimbali ma xamal lépp sama bopp musuma génn Sénégal sama première génn Sénégal sama xaalis laa jël dem bitim réew jëndi marchandise indi ko te créé naa ay emploi te ay pères de famille ñooy liggéey fii di si daan seen wërsëg kon benn saay-saay boo xam ne dañoo yaakaaroon ne bokk na ci jeunes yi ñu war a dimbali ñu jël ko mu ñëw ñu nekk association malfaiteur bu garaaw bëgg a détourner sama xaalis man loolu laa mënul seetaan looloo moo waral sama génn bii fii nag Sénégal wax bi yomb na des fois nit ñi da ngay wax ñu ne dañ lay jàppale dañuy def nii mais après doo comprendre da ngay wax ak nit tey suba mu changé doo comprendre doo xam li xew mais su ma waxee ak Sénégal yëpp xam li xew képp ku nekk Sénégal xam li xew dinañ xam en tout cas ñi ngi seetaan seen doom
boo xamante ni tey fu nekk mënoon na fa su ma neexoon jël sama njaboot yépp dem fu ma neex si àdduna bi mun naa fa dëkk parce que fu ma bëgg a dem tey balaa guddi ma dem fa suñu borom defaloon na ma yombal boobu mais su ma toogee fii di liggéey créer entreprise di créer waat entreprise bu war a liggéeyloo ay nit ñu bëree waruñu seetaan ay benn malfaiteur war a dal sama kaw te li ñu gisagun rek la mooy 1,320 milliard loolu la ñu gisagun ñu ëpp na loolu. kon nañ ko dimbali taxawu ko ndax buñ ko seetaanee mooy seetaan nañ avenir boo xamante ni li mu mënoon apporter Sénégal lu bari la. lii nag moo tax kenn wulatul kenn ci biir réew mi lii moo tax Youssou Ndour jël GFM jox ko doomam muy Birane Ndour mu géré lii moo tax Babacar Ngom jël Sedima dénk doomam Anta Ngom lii moo taxoon dem si yàlla Aliou Ardo Sow jël CSE dénk ko doomam bi naan Omar Sow parce que da ngay wóolu jàmbur jox ko sa lépp ndeke mi ngi daas paaka ngir yàqal la mais boo ko joxee sa doom da koy leer ni mbiram la moo ko moom bu ko yàqee boppam la yàqal. parfois ñuy reprocher yenn borom xaalis yi lan moo tax du ñu investir ci biir réew mi créer emploi mais yu mel ni moo ko waral da ngay recruter benn waay dénk ko sa lépp am ci moom confiance ndeke moom mi ngi daas paaka bi lay rendi te sénégalais kese lañ ko ñemee def. gars yi li ñuy truand yëpp yabuñu tubaab yi ku ci tubaab recruter ci biir réew mi da ngay daw safak marwa di xëy waxtu di wàcc waxtu di liggéey comme ni mu waree mais bu fekkee ni seen mbokk sénégalais la uli ko ñu dooleel ko xam ne kii doomi réew mi la mais dañ lay teg bët di fooyee sa liggéey di la yàqal ba entreprise bi dem fayit lii mooy problème mu Sénégal daf ci am ñoo xamante ni sérieux wuñu mais dossier bi ñi ngi koy topp amaana dañ si dellu si waat ñi ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf. dafa am ñu nekk seen ginnaaw du ñoom rek dafa am ñu nekk seen ginnaaw parce que ndaw si biñ ko jàppee neen taxul ñu bàyyi ko am na lu tax ñu bàyyi ko li tax ñu bàyyi ko nañ ko gëstu dinañ ko xam man baaluma kenn sama alal dama ko ñàkk dama am damay xeex te lii maa ngi siy woo président de la république Macky Sall maa ngi koy wax moom mooy président ñëpp ñun ci moom la ñuy xool parce que moom dafa jóge ci famille bu pauvre ba àgg fi mu àgg man damay roy si moom ci famille bu pauvre laa jóge kon moom ginnaaw raay laa juddoo ginnaaw raay laa yoroo ginnaaw raay laa màgg kon te bokk naa si tey bu ñuy wax chef d'entreprise yi gën a mag fii Sénégal dañ ma siy boole kon maa ngi koy wax ne ko président de la république am na ñuy néewal sa benn doom doole boo xamante ni liggéey na ba àgg au sommet bu fi nit ku baax di àgg mu àgg fa te ñu ngi koy néewal doole loolu maa ngi koy lancé président de la république mu dégg ko